donc jataay bi aussi li ko wundu mooy dañu dégg fan yi li passé benn vidéo buy passé buy jàll ci média yi benn vidéo buy jàll ci média yi di am ay wax ak ay reportage yu ñuy def yu bëree bëri jëmale ko ci institution chambre de métier bi waaw institution chambre de métier bi ci lañ ko jëmee dans sa globalité donc loolu nag représentant artisanat yi ngeen gis fii benn par benn ñu koy naqarlu di ci jaaxle di ci wootente ba gis ni donc toog ñoom benn barab waxtaan seet lii ana lu waral lii moo tax ñun ñi ñëpp ñuy wootante benn par benn ba rassemblé wu ci benn place kenn ku ne interpeller sa morom ci li nga xam ne mooy li am ñu daal di juger nécessaire que ni kon war nañu ci demander audience président chambre de métier bi mu rencontré ñu demander ko ay explication par rapport ak vidéo yi daw pratiquement di xaw a tilimal institution bi donc loolu aussi président chambre de métier bi biñ ko ci interpellé mu rafetlu recevoir ñu ci réception boo xam ne bokk na ci meilleure réception yi bi ñu ñëwee un à un wala question par question wala interprétation par interprétation ñu laaj ko ci mu réagir par rapport ak li ñu doon dégg donc li wolof di faral di wax ni des fois ñu naan benn lay pàq la su dul loolu aussi lu mën a doon lu nekk jote boo mën a gis waroo yem ci benn dégg-dégg donc ñun ñi toog fii ñëpp dégg-dégg bi ñu déggoon mënoon nañoo yem voire ëlëm mais bi ñu interpellé aussi président bi mu recevoir ñu yàlla xam na ni mu indi ay éléments de réponse yu baree yoo xam ni vraiment li mu feeñal mooy yin doon dégg yëpp dara amu ci waaye loolu bis dina ñëw jombul xëy na ñoom bu nu gisee ni war nañ cee réagir dinañ ci réagir mais ci ñun représentant artisan yi nga xam ne ñun ci li ñu ci concerné kon war nañu xamal public artisanal bi que ni liggéey bi def nañ ko jublu ci mënuñu fee nekk di ay responsable d'artisan benn groupuscule di am lu muy wax ci artisanat te xamuñu lu mu doon dunduñu ko te du wareef ci ñun ñu gëstuñu ko donc loolu lañ doon def lu mu ci doon nag am na ci biir ñii ngeen gis ñoo xam ni am na ci yoo xamante ni ci interpellation yi wala ci lu lay nuru diingat yooyu nga xam ne moo fi amoon wala lay nuru jiñaate yi nga xam ne ñoo amoon ci vidéo boobu am na fii ci ñoom ñoo xam ni yenn yi mën nañ caa tontu donc loolu moo tax ñun ci gàttal ñu woote point de presse bi jublu ci rek leeral askan wi. du nuyu ki nga xam tey mooy sunu kilifa sunu lépp le président de la République ñu ngi koy nuyu. du nuyu ki nga xam ni tey c'est le ministre plein docteur Pape Amadou Ndiaye. du nuyu Deya du nuyu le président Sey aussi lu waral sunu lii tey dañoo comme ni ko président waxee dañoo gis ci vidéo yi loo xam ne xëy na daf ñu jaaxal daf ñu metti dox mu jaaxal ñu mettuñu mooy ñun amuñ fu dul chambre de métier ndax mooy suñu institution état mënul wàcce dara jaarale ko ci OPA yi te demul ci chambre de métier yi léegi na ñu toog gis ñoo xam ne un bloc de lobby benn lobby boo xam ñi ngi nekk au niveau de la chambre de métier au niveau de l'artisanat di salteel di tilimal image yu artisanat di tilimal aussi te ñoom vraiment boo leen xoolee ils sont minoritaires dafi ñaata OPA fi nekk ñaata OPA bu nekk da ëpp nañ ñu nekk chambre des métiers kon bu ñu toogee tey gis lii il faut que suñu xol tàng ni ko président Tall waxee ñu saisir président mu def éclaircissement ci lépp. la première des choses mooy ñoom wax nañ ci carte chambre des métiers yi mais carte chambre des métiers carte kan moo koy délivrer kan moo koy changer monsieur le gouverneur ñi tax gouverneur moo koy changer pourquoi tey ñoom ñu dem bay tourner naan carte yi dafa am ku koy jaay ku ñuy wax Médoune il faut mu seeti tour Médoune bi nekk Médoune lan la Médoune moom mooy RG chambre des métiers
Médoune ñaata at la def chambre de métier Médoune c'est un rampant Médoune c'est un rampant ci suuf la commencé ba ci kaw kon bu ko yàlla joxee lii ñoom waruñu yor yenn xol yi booy tourné naan diw mii day jaay carte chambre de kenn mënu ko jaay ndax il faut nga nekk yor sa métier certifié encore ci sa métier ñu doog la wutal carte chambre de métier carte chambre de métier kenn du ko ventiler comme ça la di ko jaay comme ça am na loo xam ni ay nit bu fekkee dañoo nekk nañuy waxante dëgg te wax te yàlla tax ndax jàpp nit ñi di salir deram te kooku dëgg kees ñoom ñu dëgg kees vraiment former un bloc de lobby mais nit ki loo ko bañ loo ko bëgg defal li mu def lu baax waxal lu baax li mu def wax lu bon li mu def d'accord mais cible ay nit ne leen ñëw leen ñooñu ñëw di wax ci loo xam ne xeen xamuñ ci dara loolu nag loolu la ñuy déplorer tourné encore naan benn épave bu car bu fa newoon ñoom dañ ko jaay am na églissement dama ni institution kenn mënul jaay matériel am président mënu ko jaay directeur mënu ko jaay dara mënu ko jaay commission moo koy jaay lépp loo gis commission moo koy jaay du loo xam ne xëy da ngay ñëw rek mel ni sa mbub mi soxlaatuma ko rek naa ko jox kenn c'est pas comme ça ndax ba mu fay dugg moom taxuloon ñu indi ko chambre bee taxul ñu indi ko bi chambre taxul ñu indi ko nag kon bu fa nekkee épave ba dem ba ku nekk gis na ko à l'entrée boo duggee booy dugg artisanat bon ci sa gauche fa la taxawoon ñu dem ba n'importe comment di fa am léegi ñu tourné commission daje def vente bi kon ñu naan président moo jaay épave bi c'est pas vrai parce que am nañu éclaircissement yu leer daañu am ci document leen ci loo xam ne am nañu document yu leer daañu yoo xam ne président jegewul laalul toppul kon dama bëgg nañuy waxante rek te yàlla tax bàyyi li nga xam mooy kii di wax aussi ne sa bloc de lobby là ñi nekk artisanat vraiment qu'on se dise la vérité presque laay waxee nag puisque li ci nekk mooy mënoo def dem immigré wu ji pendant 20 ans 25 ans retourné encore yàq sa carrière ñëw encore na répercuté wu ci kaw artisan yi kooku duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg dama bëgg ñiy wax nañu xam li ñuy wax mooy lan li ñuy wax nañ ciy duut seen baaraam bàyyi di diaboliser nit ñi bàyyi di saboter ni ñoom koy la ñu wax ñoom ñi génnoon def 5 ans 6 ans 7 ans ci biti delsi mënoo fexe ba réaliser dara ñëw à la chambre de métier. non c'est-à-dire ci teel la mais comme presse la lépp loo gis rek ñoom ba ñu waxee ñoom droit de réplique am nañ ko pour wax leen ñoom li ñuy def c'est pas normal c'est pas normal pour ñu def lii ndax lii da loo xam ne xëy na nit ku dëkk ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi surtout waxuma dara ñun institution lañu am chambre de métier mooy suñu institution duñ nang kenn ko tilimal lii c'est du premier leneen lu ñu dit waxate aussi dañ ko tontuwaat waxtaan wax dëgg ci la. maa ngi tudd Mamadou Seck président regroupement des tailleurs de la région de Thiès comme ni ko ñi nga xam ne ñoo fi jot a jaar yëpp waxee du gudd ñun en tant que président OPEA damay wax ci relation yi nga xam ne am nañ ko ak sunu institution muy la chambre des métiers damay wax ne ñun OPEA lañu chambre des métiers moo ñu boot. mais on a de très bonnes relations avec le président de la chambre de métier te ñun nekk nañu OPEA yoo xam ne ñu am fulla lañu lépp lu ñu dégg wala lu ñu xam ñi fi toog ñëpp représenté regroupement bi xam nañu ko dañuy interpeller directement le président ci lii ak ci lii mu tontu ñu ci la mu war a tontoo ñu daje bokk ci waxtaan. mais relation boobu mu am nag defe naa moom la am ak OPEA yi fi toog yëpp muy relation yu rafet yoo xam ne yi vraiment comme ni ko monsieur Tall waxee dara mënul jóge ci àll bi wala monsieur Sow jaar feneen. furul mu jaar ci la chambre des métiers ñëw ci OPEA bi kon nag ñun amuñu droit wéeru ci kenn wala ñu am droit bootu ci kenn ci chambre des métiers bu Thiès la ñuy bootu parce que foofu mooy suñu tutelle suñu fa amee lu ñu naqari nag duñ fa bàyyi dañuy toog carrément lii naqari nañu ak lii naqari nañu mais ñun de on a de très bonnes relations avec le président de la chambre des métiers te defe naa noonu la ko OPEA yu bari amee li ma ci interpellé rek nga xam ne moo jur coow li en tant que responsable bokk ci secteur de l'artisanat mooy damay ñaan lu mel ni bu amatee maanaam au niveau du village artisanal il faut que ñu demander ñu sécuriser ko parce que institution bu toll noonu ak fu mu mënti doon entreprise boobu mënti doon soo fa demee di def public reportage wala lu mu mënti doon da ngay am demande d'autorisation ñu valider ko nga door ko bu fekkoon ne jaar nañ fi ñu war a jaar tey jii loolu du am loolu aussi tamit dafay baax ñu ñaan ko ñi nga xam ne ñoo ci war a jël dogal ñu jël dogal boobu ba bu ëllëgee lu mel nii dootu fa am ñu dellu ci jàmm. bu ko defee OPEA yi fi toog yëpp ak ñeneen ñi ñu mën a ànd ci jàmm xam ne artisanat suñu kër la kenn waru ko yàq kenn waru ko gàkkal loolu lañ ci doon wax bu ko defee ñu ngi rafetlu teewaay bi ak taxawaay bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. di nuyu sëñ président de la république
du nuyu suñu ministre bi nga xam ne ci ñun la bokk mu dëkk Thiès du nuyu suñu président chambre de métier di xamal nit ñi leen wax lu baax moo gën wax lu bon waaye nag kenn du bañ ku la wax lu bon ndax yonent bi ni yaakaar sax dafa am baatub ginnaaw te ku yàlla bëgg moo lay liggéeyloo ndax ku mu liggéeyloo lay fay kon yàlla na yàlla fay di leen xamal ci kaar yooyu ñuy wax man mii defoon naa lettre pour bëgg ko mais ba ñu ko wootee dañoo wootoon appel d'offre lañ def kenn ku bëgg da ngaa bind lettre indi ñu seet kañ ko mën a jaay ñu jaay ko bañ koy jaay itam commission ko jaay du président ko jaay bañ ko jaay it facture yaa ngi fi yëpp a ngi fi kon ñoo ñuy wax xam nañ ci dara ndax bokkoon nañ ci commission ya kon wax lu bon rek moo leen ci tax a jóg waaye la ngay nit di wax ci lu bon wax ko ci lu baax moo gën ndax dëgg rek mooy jëkk mooy mujj lu mu doon rek dëgg moo fay mujj kon nañuy waxante lu baax te bàyyi wax ji te liggéey moo am solo te ñun jigéen ñi sax ñoo ci raw ndax jigéen ñi liggéey rek lañu bëgg nekk ci transformatrice yi nekk ci lépp ay groupement yu bari la ñu indi fii président coiffé leen may leen fi kii boo xamante ni liberté boo xamante ni lu leen neex ñu def ko fi ndax liggéey kon nañuy wax lu baax ndax li ñuy wax xamuñu si dara wax lu bon rek lañ ci dëkk moo leen ci dugal nañu seet li ñuy wax te xam ni lu waay wax di nga ko wax ci sa biir bàmmeel nañu xam ne àdduna yàggut te lu fa waay def rek di nga ko añee kon kuy añ yàlla na nga añ lu baax di ñaan ci yàlla nag suñu ministre bii xam ni mooy docteur Amadou Ndiaye ndax dañoo joxoon artisanat yi aide sociale jaarale ko poste ñu bari dem fa to rang fa bay bëgg a dee amuñu dara ñu ko fàttali di ko fàttali jigéen ñi nga xam ne ca lañu bokk ndax ay jigéen ñi néew doole rek ñoo ca nekkoon jaaykati caaf yi jaaykati gerte yi raabkati séri ñoo ca nekkoon kon ñooñu ne leen fàttali ko xam ne ay jigéenam a ngi fi di ko xaar bàyyeeguñ ko ba léegi nag ñoo ngi ko koy topp ndax moo ñu ko digoon te dañoo wax ni gor ca wax ja te moom defe naan doo waxeet ndax xam nañ ko bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla yan bi yàlla na woyof di ñaanal yàlla nag suñu président bi ndax kat defe naa ba mu fi nekkee ba tey yàgg na te bu fi defoon loo xam ne jaaduwul kon nit ñi am nañu fu lay jële ko fi waaye lu baax rek la fi def lu baax rek la fi wax lu baax la fi def ndax artisanat bi ku fi ñëw xam ne na mu meloon bu njëkk ak léegi duñu benn ndax ñun ñi nga xam ne suñu tànk yi dañ ko nayele tali bi di dem ci artisanat yi xam nañu artisanat bi ni mu mel ndax dem nañu Kaolack dem nañu Burkina sax dem nañ fa li am fii amul fenn kon nañu ñaan yàlla góorgóorlu liggéey te xam ne liggéey mooy jamali réew kanam te jigéen ñi ci raw ndax jigéen mooy yaay mooy soxna mooy lépp kon jigéen dinañu waxante lu baax ndax jigéen ñi ci ànd di wax xam nañu li leen président defal amaguñu ku leen ko defal te yaakaar nañu dañu am ku leen ko defal nit nag day am ngor am kóllëre am ba nit démb te bañ a feet tey ndax tey day jeex rek kon dañu rafetal ba ëllëgee bu ku ci taseeg sa morom doo rus nun di jigéen ñi ñoo ngi ñaan ci yàlla ñun kuñ ci taseel du ñu rus tey lu baax rek la ñu xam lu baax la ñuy def waaw jërë ngeen jëf